asalaamualeykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal ci suñu chaîne de télévision YouTube bi di la GMTV di chaîne de télévision YouTube bi nga xam ne mooy xalaate neneen ngir njariñu askan wi tey nag ñu fas yéene waxtaan bu am solo lool ndax ki ñuy waxtaane moo toll noonu Charlie Hebdo bomb ba ca France foofu la ñuy teg suñu loxo tey asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. monsieur Guèye maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar soxna si yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin. ñuy ziar suñu internautes yi di leen ziar ci màggal gi ñu génn di leen ziar ci gàmmu gi aussi di ziar Sénégal yépp. dëgg la am na ci solo ndax xam nga c'est vrai que xaw nañu gëjee ñëw ci ñoom waaye xam nga gàmmu geeg màggal geeg ak événement yi fi jaar yépp taxoon na ba daanaka jot moo ñàkkoon rek waaye à chaque fois ñu ngi doon xalaat effectivement ci émission yi. D'accord monsieur Guèye pourquoi lu tax France di aar ñi nga xam ne dañuy tooñ l'islam noonu l'islam yi lu tax ñu leen di aar ndax nee nañ ñoom seen réew mi lu neex waay mu wax lu neex waay wax yegg na ci tooñ yonent jàmbur. jërëjëfati soxna si d'abord dama lay féliciter ci thème bi nga indi di thème bu am solo xam nga thème bala mu am solo il faut que mu dëppoo ak jamono mu dëppoo ak ni àdduna di doxe te xam nga li lëmbee jamono tey jii mooy tooñ bi France di tooñ rawatina di ko tooñ réewu jullit yi xam nga dafa am France benn journal boo xam ne ñu ko tuddee Charlie Hebdo boo xam ne daal moo leen teel nelaw depuis très longtemps daanaka mën naa ni presse française soo ko jëlee nit yi tooñ néew na waaye moom daal mooy ki nga xam ni fu nekk day tooñ di tooñ rawatina ci jullit yi ba pare yàq suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alors léegi nag autorité française yi ñoom dañ ni comme suñu constitution ñun dañu wax ni ñu man président Macron ma aar li ñu naan liberté d'expression mooy ku ne lu la neex wax kon nag dama ni ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee Charlie Hebdo lu leen neex wax te man président Emmanuel Macron di moins man engagé woon naa ni caricature yi danañ continuer muy ñaawalante ñi ñaawal ci dessin yonent bi danañ continuer di ko wesaare ci presse man nag dama ni ñoom est-ce que am nañu seen xel ndax yow déjà yaa ngi am virus boo xam ni tax na ba mënatoo dund yaa ngi am virus boo xam ne tax na sa koom-koom daanu na nga bëgg cee yokkaat leneen loolu ku sensé du ko ñaareel bi nit soo amee ku nekk sa kër kenn kuy tooñ ci junni yu nekk ci kër ga kenn di génn di tooñ nit ñi ñëwul di artu naan la wax ko mu bàyyi ñu wax ko ñu bàyyi soo dee nit dangay wax kooko woo ki nga xam ne moo nekk doon xale ci kër ga di tooñ nga di ko bàyyil tooñ mi ngay tooñ waaye na ñoom defuñu ko xanaa ànd ak ñoom léegi nag moo tax ba yii yëpp am ay attentat am fa ba tax na ba ñoom ñëpp daanaka kenn nelawu ci alors léegi nag man li ma jàpp soxna si moo di ci dëgg jamono ji war nañoo jàngataat ñoom tubaab yi lan mooy lislaam war nañoo jàngataat lan mooy lislaam war nañoo jàngataat tamit lan mooy le droit d'expression man la liberté d'expression ndax nee nañ ku ne lu la neex lu la waaye neex wax lu neex nit wax mais buy fàtte ni ñoom ci seen biir règle ci seen biiru charte yi réew def nañ te loo xam ni temps yi dépassé nañ koy dooru dindi waaye président de la république képp ko masaan na tooñ yoon day dal sa bopp am leneen loo xam ni ma nga fa ba léegi dinde duñ ko mooy drapeau yi nga gis nii képp koo xam ne lakk nga drapeau wala ñu def hymne national nga koy yooxu bu boobaa dañ lay condamné waaw léegi nag ay milliards yi doomu aadama ñu ngi naan milliards ak milliards yi genn wala jullit mais weesu na ko bu yàgg jullit di fi ñu toll war nañu mat ñaar wala ñetti milliards ci juróom-ñaari milliards yi àdduna am ndax pour benn raison
parce que njur bi fa la ëppee ñaareel bi mooy dafa am ñu bari ñu jóge ci yeneen diine yi di ci ñëw waaye nag ba tey ñoom statistiques yi dañ naan benn milliard ak genn wàll man dama di ñetti milliards yi jullit yi am ci àdduna et je pèse bien mes mots ñooñu kenn warul leen a tooñ au nom de la liberté d'expression léegi nag ba mu defee noonu man dama ne war nañu jàngaat lan mooy diine. monsieur Guèye dogguma la sax yokk ci ne pays yi nekk Europe France moo ci ëpp jullit. dëgg la moo ci ëpp jullit te d'ailleurs man moo ma jaaxal ñoom ñoo ci ëpp jullit te seen taarix ñoom ñoo gën a ëpp leen jëflanteel ak jullit ndax colonisation bi ñu colonisé ay Algérie ay Indochine ay Sénégal et cetera donc man ma ne war nañu gën a jàngat ngir xam lan mooy jullit ndax ba léegi ci ak tooñ lañ leen xamee li ñu naan ay cliché mooy lan mooy ne ñii daal nii rek lañu war a mel ci ay dessins yi ñuy def rek ma tax la benn exemple ndaw ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi tudd Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye léegi Muhammadu moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñoom xam nga lañ ko tuddee Mahomet amul. di jéem a yàq tur bi loolu ma nga am depuis le Moyen Âge ay dans les années yu yàgg ca la ñu ñëwee ci niñ mën a tooñee di tooñee ba déformer turam ngir tooñ ko Mahomet moo daw ba léegi man ni loolu war nañ ko dindi ba pare war nañu xam tamit ni yoonu lislaam ni muy doxee ci ponk yooyu ak seeni ponk ñoom bokkul ndax ñoom seeni ponk nee nañ doomu aadama dañ ko war a jox gëdd ci kanamu yàlla ñoom seeni ponk nee nañu góor dañu war a sëy jigéen dañu war a sëy ñoom seeni ponk nee nañu gone ci boppam mën naa taxaw jël ay waajuram yóbbu leen police ndax respecté wuñ ko ñoom seeni ponk nee nañ góor ak jigéen ñoo yem te nag lislaam moom ponkam nee na mënumaa def dara génn ci yàlla ponkam nee na man lislaam yonent bi moom a gënal sama ndey ak sama baay ñaar ñooñu mënuñu ànd ce n'est pas possible ñee matérialisme lañu nekk ñi spiritualité lañu nekk donc loolu ñoom war nañ ko dugal ci biir d'ailleurs ndax xam nga ni ñoom seen maam yi ñoom tubaab yi ñoom ñu xamoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga keroog dama doon def benn gëstu ci internet dama ciy gis loo xam ni ci dëgg daf ma yéem da cee am ci ñoom ñoo xam ni ñu amoon dangar lañu foofu doon ñu xam ni ñu ràññee ku mel ni Victor Hugo benn taalifkat bu mag la woon bu nekk France ñun ñëpp jàng nañu ko ci suñu ci école yi Victor Hugo daan na wax naan man de danaa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom de lii mu indi moo gën a sensé moo gën a am dagar ak dayo christianisme bii ma bokk maanaam muy diine jii ma bokk muy diine chrétienne daana wax tamit j'aime mieux la religion de Mohammed man de diine ji yonent bi indi moom laa gën a bëgg ndax moom daal moo gën a baax beneen bi ñeneen ñi indi kooku Napoléon ko daan wax mu Napoléon nga xam ni kooku buur bu mag la woon bu nekk France keneen tamit koo xam ne ñu naan ko Goethe soo ko dégg ab allemand loolu allemand bu siiw album nee na ak lépp loo xam ni mën nañ jéem nañ koo am ñun naan dañoo dëgër fit luñ dëgër fit war nañu nangu ni ñun ñëpp ci l'islam la ñuy dund mu yokku ca ni man de ci biir islam ci lay gis sama bopp ci ni may doxi ci àdduna waaye nag Lamartine moom xat na kaaba gi Lamartine tamit ñëpp a ko xam foofu France ci mu doonoon ku mën a taalif koo xam ni personnalité bu mag la nee na bu fekkoon ni pas bu mag ak yow war a dem fu mag te amoo doole ju tax nga war faa dem bu fekkoon ni résultat yi mag yi nga am ñett yooyu ñoom ñooy li nga xam ne mooy màndargay ko am doole kenn mënta comparer maanaam di diir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku mu mën na doon ci àdduna ndax moom li mu fi andi rëy na rëy boo xam ne kenn andiwu ko fi waaw soxna si ñooñu nag suñu defee ba def loolu
wax ci li wax loolu nga xam ni kon ñii ñëw ñoo yàqu rek bëgg a yàq seen bopp waaye ñooñu xamoon nañ kuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nag nit nga koy dessiner di ko dessiner ci lu dul noonu di ko tooñ ñun ñi ñëpp képp kuñ ci tooñoon sa baay di ko dessiner ci yenn dessin yi soo xeexul tamit da nga dem fa nga mbaxana doole benn dem waxe ko fa kon nag il est grand temps que tubaab bi effectivement ñëwaat ci li nga xam ni moom mooy cause li tax ba jullit yépp mer fi ñu toll. léegi tooñ yi France dëkkee di ko tooñ jullit yi tension ban la mën a jur diggante France ak réewu jullit yi. alors je vous remercie beaucoup ci réponse boobu. mën na ci jël ay conséquences yu bari d'abord au plan sécuritaire ci mbirum kaaraange. xam nga bu njëkk ñii nga xam ne ñoom lañ tuddee ay islamiste ñoom seen bopp tubaab yi ñu lañ ko tuddee ñoom suñ daan xeex dañ daal di ay armes te xam nga arme soo ko jëlee bala nga koo am dañ lay jox autorisation ne la doog may nañ la nga yor waaye nag dem nañu ba fi ne seen xeex ay paaka la ñuy jël yoo xam ne mi ngi seen kër te xam nga policiers yi nekk France tolluwuñu toll boo xam ne mën nañoo aar ñëpp mënuñu ko donc ça veut dire que rek li fi garaaw na fi mu toll garaaw na ci au plan sécuritaire au plan économique aussi ndax fi ñu toll réew jullit yépp ñu ngi naan leen bu kenn jëlati wala ngay consommer ay produits yoo xam ne ci français yi la jóge marchandise jóge ci français yi te xoolal bi ma defee sama gëstu seetlu naa ni réewu jullit yi soo leen gisee jëlee am nañu toll 3000 milliards de dollars kooku ñemewu ma ko tekki sax ci li ñu am ci koom nga xam ne rëy na rëy goo xam ne képp ku ñu woon ginnaaw bi xam ne yow am nga problème ba pare xoolal pétrole bi ñoo ko yor gaz bi ñoo ko yor lu bari sunu borom ci ñoom la ko def ñetteel bi mooy dafay ragal aussi lu mel ni tooxi doon yi andi li ñu naan guerre civile France ndax jullit yëpp bari nañ fa bari goo xam ne tey jii suñu fippoo ñeneen ñi fippu guerre civile mën na et enfin au plan diplomatique man dama jàpp ni war nañu xoolaat loolu ndax France bu mu fàtte ni dafa am ay alliés ñoo xam ne ñoom la àndal ci xeex yu bari yu ñuy xeex ci àdduna ñooñu su fekkee ne war nañ ko ginnaaw mais du baax ci moom moo tax man ma yaakaar ni kon il y a toutes ces conséquences yu war a gis te kat xeex bi bu ñu jàpp ni diggante Erdogan la bu Turquie ak Macron xeex bi ay jullit la yoo xam ne lu ëpp ñaari milliards genn wàll ba ñetti milliards yoo xam ne ñoo dem ba mer dégg nga démb rek li xalifa général di Tijaan wax dégg nga tamit li daayira ba nekk Touba wax ñoom ñëpp daal di wëlbatiku ni lii dafa war a dakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ñoom kenn ku ko laal te feneen ak feneen dëkk yu baree bari gis nga tey ci àjjuma ji manifestation ya fa am kon nag man dama jàpp ni war nañu delloosiwaat seen xel gën a xam ne ñoom dong nekkuñu ci àdduna que àdduna jàmm la soxla fi ñu toll ak salaam. te sax tooñ yónneen ci jàmbur est-ce que jar na loolu. jaru ko. yow li parce que pour man nit ki religion dafa sacré. dëgg la nit ki diine dafa sacré nit ki li mu gëmul na ko bàyyi ñi ko gëm. c'est très important te mosuñu gis jullit buy ŋàññi beneen yónnent. ñun yónnent yëpp la jullit yi respecté. pourquoi ñoom ñu bëgg a sonal yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam. c'est insensé. li nga wax noonu. surtout que su fekkoon ni suñ ko sonalee sax du am répercussion du am lum leen jural mais tout le temps suñ ko laalee dëkkee fitna pourquoi ñuy insister. soxna si daal yow daal da nga wax loo xam ni dafa am solo trop l'islam prophète yi jiitu ñëpp muy yonent yëpp nangu nañ ñëpp amul kenn ku mu bàyyi d'ailleurs képp ko ci bàyyi doon a jullit kooku kay moom deful discrimination moo tax li nga wax kon am na solo lu ànd naa ci effectivement. léegi yow lan nga gis ne moo mën a doon solution yi pour France génn ci tuuxi duuna bii mu nekk ak dundin wu métti wi mu nekk di multiplier ay nombre de gendarme di gën a yokk police am ak gën a yokk coono boobu yëpp ci tooñ rek. soxna si lan nga yaakaar ne mën nañ koo def ñoom waa France pour génn ci.
mais question boobu nga xaw a am na solo trop xam nga lenn li bu la ci dara nag rëy rek la rëy gis nga rëy dana indi nit foo xam ni dana dem ba rëcc waaye dootu mën a ci dellu si ndax wax naa la conséquence léegi bi ma ko laajee mais fi ñu toll France li mu war a njëkk a def mooy wax Charlie Hebdo ñooñu daal torox nañu. Charlie Hebdo boobu torox na. ñooy bomb ba de. ñoom ñooy bomb moo tax bi nga nee bomb ñoom ñooy bomb bi finalement. Charlie Hebdo la ñu war a mu bàyyi tooñ. ba pare laïcité boobu ñuy défendre naan diine yëpp dañoo war a génn ci li nga xam ni moom mooy sphère publique bi fi ñëpp di tase. waaye ñu ngi koo xam ba pare bàyyi Charlie Hebdo nga xam ne ñoom gëmuñu yàlla ak ñi gëmul yàlla ñuy saaga ñi nga xam ne gëm nañu yàlla ñu bàyyi ko ci di nëpp nëppal mais loolu du jubul c'est pas un état juste donc li njëkk mooy état boobu di état français wax ak Charlie Hebdo woo ko nag ni ko yow nag attention yaa ngi yàqal suñu teraanga jeex na nag arrêté li ngay def doy na sëkk nag bis boo ko defatee danañ ko jëf ak yow. ñaareel bi mooy il faut que opinion publique bi bu France buy ña fa dëkk def pression ci gouvernement bi ni ko gouvernement dootuñu nangooti nag que suñu doom yi suñu génn xamuñu paase dañ leen jaram léegi il faut que mu dakk Charlie Hebdo mënul fee nekk tey ñoo nelaw tey ñoo naan tey ñoo lekk doyoon nañu sëkk déjà rek coronavirus bi demagul kon nag nañu fexe dindi loolu mooy ñaareel bi ma gis. ñetteel bi ma gis mooy mbirum laïcité war nañ ko xoolaat américains yi am problème laïcité amu fa ndax jullit yi lañ nangu xoolal Trump li muy def temps yépp Trump nee na fi toll lank naa képp ku fay yàq biir boo xam ni maanaam avortement lank na dégg nga la ko wax dem ba ci biir ni góor gu sëy je ne suis pas d'accord dégg nga lu nekk mu wax la mu wax waaye France daal ñoom daal ñooy indi problème ci jamono ji rek ndax seen laïcité boobu ndax rek weddi li nga xam ni moom mooy diine yi te ndax laïcité ña ko def ñëpp ay athée lañu gëmuñu suñu borom waaye léegi ñoom suñuy def loolu il faut ñu xoolaat loolu laïcité bi xam ne fi ñu toll nit ñi dañoo bëgg a dund seen diine et enfin pour répondre à votre question li ma leen di ñaan mooy nañ dem jàngi ca Allemagne a ngi noonu jullit yaa nga fa bari lool te doo fa dégg jullit bu am benn problème ndax ñoo xam nañ fañ leen di yem te xam nañu ni ñoom dañoo bokk ci société ba duñ leen manqué respect kon nag loolu je crois que suñ demee ba def ko bàyyi réew bi ndax bërki dem laa dégg benn journaliste français boo xam ne jigéen na sax maa nga naan waaw boycott bi ñuy boycott yëpp as tuut la du dara du mën a luñ du dara et cetera il faut que ça cesse nañu delloo si seen bopp xam ni ñoom doom nekkuñu ci àdduna bàyyi rëy te gën a respecté ñi ñu dëkkal man yaakaar naa suñu ko defee jàmm dana ni ñooy France jàmm dana ni ñooy fii ci àdduna te bu boobaa ñëpp ñoom ñoo ci jariñu jërëjëf. waaye monsieur Guèye dama yaakaar ne aussi liberté boo gis loxo borom dina ci feeñ par exemple détermination bi nga xam ne takku gi nga xam ne réewu arab yi takku nañ ko lu tax réewu jullite Afrique yi suñu gouvernement yi takkuwuñ takkaay bu toll noonu Erdogan pourquoi li taxawaay bi Erdogan taxaw lu tax Macky Sall warul la mën a taxaw taxawaay bu toll noonu. mais nekk ci réew moo xam ne à 95% téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yaak juróom ay jullit lañ nga jiite réew mu toll noonu ñooy offensé lu toll ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn déggul benn bruit bi gën a tuuti te bi Charlie jotee dangaa dem marche ne je suis Charlie tey ñuy offensé gën di mbindeef ki nga xam ne moo tax yàlla binduñu ki nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg ci kanam suñu borom. est-ce que le troisième mandat ak wut troisième mandat jar na loolu tekk ji. soxna si li nga wax nii am na solo d'ailleurs soo xoolee ni manifesté wu ay Maroc ak ay réewu arab yu bare ak
ba ci Malaisie ay Singapour ñoom ñëpp wax nañu seenu naqar donc man dama bëggoon ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite Afrique te seeni réew doon ay réewu jullit ñu génn wax lañu war a wax. Je crois que Khalife général des Tidjanes démb ci waxam junj na ko parce que dégg naa démb ba mu waxee mu ne am na loo xam ne diggante état ak état la te wax na dëgg nag il faut que état yi dugal ci seen loxo parce que tamit état il faut ngay déglu sa population suñu demee ba naqar lu mbir fexeel ba débordement bañ a am ci ñoom waaye yow nga wëlbatiku daa di wax la nga war a wax. woo s'il le faut ambassadeur ba nga war a woo ne ko lii de naqari na sama askan kon nag na ngeen fexe ba saafara ko lu mu gën a gaaw moo tax loolu wax ànd naa ci yow effectivement à 100%. comme ni ko maam Abdou Aziz Sy Dabakh daan ko waxee lépp loo gis lu la métti soo ci mënul dara naqarlu ko ba àdduna yëpp xam ne métti na la. tout à fait. monsieur Guèye ñu ngi lay sant di la gërëm. di la jaajëfal comme niñ koy faral di waxee sa réponse yi am na solo lool macha allah kontaan nañu mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne yegsi nañ si suñu njeexteel émission waaye duñ yem ak yéen fii dañ leen di jox rendez-vous lu yàggul dara ci seen chaîne de télévision YouTube bi di la GMTV ba beneen yoon incha allah.